Heureuse de vous retrouver une fois de plus seen biir émission le rendez-vous de Sénégal 7 le rendez-vous de Sénégal 7 di émission bu leen accompagner seen biir site internet préféré di Sénégal 7 di traiter bépp thème boo xam ne rek ñeel na dundu doomu aadama fii au niveau du Sénégal wala un peu partout ailleurs comme ni ñu koy defee à chaque fois rek buñ fi nar a waxtaanee ay thèmes dañ fi ànd ak koo xam ne rek xam-xamam dafa màcc tout au long de cette émission ngir rek ñu mun a ànd ak moom. Débattre par rapport ak thème d'actualité yi nga xam ne moom leen fas yéene aborder aujourd'hui loolu moo tax aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Serigne Bara Ndiaye def gis guide religieux tradipraticien salaamaaleykum sëñ Ndiaye. waaleykum salaam wa rahmatullah aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala taxlamu nafsun ma uxfiya lahum min qurrati ahyunin jasaan bima kaanu yamaluun maa ngi lay nuyu yow soxna bi Njaab bi tey ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ñëpp ak fu ñu mën a nekk di ñaan yàlla subhanahu wa taala sama kàddu fekk leen ci jàmm waaye di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak sama wasila Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Makhtar di ñaanal mbooleem sénégalais yëpp ak kër yi diine yëpp jàmm ak xéewali suñu borom subhanahu wa taala allahumma amin sëñ Bara léegi ñu dugg suñu vif du sujet ñu démarré ko ak actualité boo xam ne dafa tiis bu dawal si ndoddu sénégalais rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo yëngatu au niveau de la presse mu nekk tournée économique bi nga xam ne le président Macky Sall dooroon na ko samedi tolloog 28 mai weer bi ñu weesu fas yéene ko woon jeexle Kédougou ce lundi 31 mai mu am nag jéego bu doy waar bu fa am tout au long de ce voyage nga xam ne ñett journaliste yu site internet leeral dañ see ñàkk seen ay bakken balaa ñuy dugg si vif du sujet bi par rapport ak tournée économique bi nga xam ne président de la république Macky Sall def na ko si gox-goxaat yi nga xam ne féetewoo na si biir Sénégal ban message wala sax ban mot ngay def par rapport ak ndaw yi nga xam ne si seen liggéey ñàkk nañ seen bakken. waaw loolu de moom la alxuraan waxoon ne allazina isaa asaabatkum musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek lañ ciy wax mooy ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala mu jéggal leen te xam ne def nañ lañ waroon a def mooy àdduna moom mission la te sax ci kaw mission lañu nekkoon mooy di liggéey ba yàlla jële la fi ndax àdduna moom liggéey la ak jaamu yàlla rek bu dat bi jeexee nga dem keneen ñëw ak kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu yërëm leen di ñaanal waa leeral mi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk ñu ngi leen koy jaal tey ñaan fa leen ñooñu féete woon yàlla na leen fa yàlla féete allahumma amin merci beaucoup sëñ Bara ñu dugg léegi par rapport ak suñu waxtaan bi dooree ko ak actualité bi nga xam ne mën nañoo wax ne fan yi ñu weesu yëpp le président de la république Macky Sall dooree na ko foofule si Kaffrine jaar région yu mel ni Kédougou jaar région yu mel ni comme fii di Diourbel ak dëkk yu ko wër mujjee foofule si région de Kédougou mu nekk benn tournée boo xam ne mu ngi ko tuddee tournée économique mu nekk unième tournée mun nañ ko waxee noonu après conseil des ministres décentralisé yi nga xam ne mun nañu wax ne le président de la république Macky Sall defoon na ko en 2015 ak it ay chapelet yoo xam ne de promesses yoo xam ne kii di président Macky Sall defoon na ko tey jii on est en 2021 ñuy wax wàllum élection locale yi nga xam ne ba tey date bi bien vrai que président de la république teg na ko am na ay confusion yu doy waar du ci am tey jii le président de la république dàbbaliwaat tournée économique mel comme opération de charme bu muy def par rapport à la population sénégalaise ban lecture nga ci def. waaw lecture bi ma ci def moom mooy première mooy Macky Sall dafa am tuuti problème ci passé mooy ñëw na am ay événements yoo xam ne bett na ko. ci liñ ko mën a waxee jàpp naa ne sax événement yooyu moom moo ko poussé pour mu organiser élection locale. ndax defe naa ne ni mu doon doxalee ci politique am. xalaatul woon pour ñu def élection locale ci moment bi mais comme ay événement daf fi am mu jeex mu daal di war a nag dem élection locale. élection locale nag ku nekk xam na ne il faut nga
def ko mais ci ay gox ak i goxaat lañ koy amalee nekkul lu nga xam ne faaw nga wàcc ci terrain bi daal ci gàttal pour mën ko gagner. léegi nag mu bëgg a def ay tournée yoo xam ne ku nekk xam na ne tamit xaw ma nu mu ko tuddee mën na ko tuddee tournée économie mën na ko tuddee doxu nemmeeku waaye lu mën a am mooy ñun lañ gis mooy meeting yi mii noonu ci politique boobu rek la woon affaire meeting la loolu nag man daf am na lu ma ci xaw a jaaxal lu ndaw a ndaw a ndaw mooy que ne boo xooloon Macky Sall tey keroog bi mu taxawee ci Kaffrine di sabaru théâtre kat yi topp ko waykat yi da ngay laaj jour boobu noonu yeneen moroomi président africain bi fan lañ nekkoon ñu ngi woon Ghana lan lañ doon def ñu ngi doon régler problème mu Mali parce que Mali ñu ngi souffrir ak problème mu coup d'état nii wala boog double coup d'état sax nga koy wax wala ay problème situation yu jafe te situation yi li muy jafe-jafe ñi ngi xool ba xam dañ leen a war a embargo ak bu ñu leen embargo boo xoolee ku mel ne Assimi Goïta fi mu laal mooy dafa bëgg a dàq français yi indi riche yi parce que moom riche la jànge maliens yi boo seetee mu ngi leen di commencer convaincre ci côté boobu te problème mu Mali dafa nekk loo xam ne bu réglé wul gis nga tey lu mel ne Burkina ñu ngi souffrir ak ay attentats yu metti yoo xam ne wóor na la désordre bi nekk Mali képp moom moo leen toppaat dégg nga loolu gis nga Mali lii fa am nii ci nord bi bu ci yàlla deful jàmm su ci kanamee ñun Sénégal dañ ciy topp parce que ñun suñu frontières yi normalu loolu soo ko xamee Mali man xam naa yoon boo xam ne da ngay jaar Fuuta dox jaar ci tefes gi dem ba Kaay nga xam ne da ngay génn ci frontière u Sénégal dem frontière dem Mali dugg biir Mali mooy Kaay te doo jaar ci benn frontière tefes bi rek ngay topp donc loolu bu amee nga xam ne wóor na la yow Mali gii bu normalul quelque temps mën naa indi sax Sénégal ci boppam état Sénégal nekk ci menace nga bàyyi fa yooyu yépp sa moroom président yi toog di xool naka la ñuy régler problème mu Mali yow nga ñëw fii di tëgg ay sabar di fecc man jàpp naa ne même boo ko bëggoon a def situation yi Mali nekk rek waroon naa mën a tax mu teg loolu ci suuf mu dox ba Mali nekkaat ci jàmm mu doog a mën a continuer def ay activité politique am. sëñ Bara dogguma la sax mais comme ni koy olof di waxee bay ci sa weeyu tànk naam sax vrai que Sénégal si kuréelu CEDEAO ci la bokk. réewu Mali nekk na réew boo xam ne mën nañoo wax ne sax bu ñu évoquer l'histoire mook Sénégal benn dëkk la woon. voilà mais tey jii le Sénégal tamit mun nañu wax ne ak Covid-19 bi sànq yaa ngi koy junj ci événement mars dernier yi gisoon nañu aussi la jeunesse sénégalaise mun nañoo wax ne carrément dem nañ ba yëngal sax nguuru Macky Sall di laaj lii nga xam ne mooy emploi tey kii di président de la République bu demee di dem tournée économique dem sax bay inaugurer li nga xam ne mooy hôpitaux boo xam ne foofu lee au niveau de Kaffrine benn hôpital bu am doyo fii au niveau de la sous-région am aussi ay promesses yoo xam ne yu efficace yoo xam ne def na ko pour rentabiliser aussi pays région yu nekk foofulee dans le sud ou bien dans le nord du pays est-ce que loolu gën a nekk urgent aussi lijjanti problème yi beneen dëkk aussi sëñ Bara. non li nga wax fii moom amul benn urgence bu ci am yaakaar naa. ministre amul benn urgence non bu lijjanti fekkee hôpital. non hôpital bi tabax nañ ko ba pare na ministre na Abdoulaye Diouf Sarr dem mooy inauguré ko mu jeex. mais bu ko defutoon nga ne le président de la République n'est pas proche de sa population. non n'est pas proche de la population bokkul parce que moom tey amul gis nga ay dem di ay def ay xawaare pour dañoo tabax benn affaire bu ndaw ñu ngi koy inauguré moom dem na ba fi inauguré sax lu nga xam ne parewul dégg nga. kon jàpp naa ne man régler problème mu Mali ta du urgence. mais na dem ànd ak CEDEAO wala daf leen a mere parce que li CEDEAO waxoon ne nañ dindi parrainage yi moom moo tax mu mere leen saboté xaw ma mais yow xam nga ne yow ñun waruñu frontière ak Mali nga gis Burkina mi frontière ak Mali li ko Mali yóbbee tey ñun ñu frontière ak Mali mën a xam li ñu Mali mën a indil ëllëg ak nga gis Tchad tey problème bi mu am ci rébellion bi amoon dëkku Kadhafi Libye nga gis li ci Tchad souffrir tey
Niger ak Burkina nga gis tey li ñuy souffrir à cause de Mali. Sénégal ñoom xalaatuñ ne lii lu mën a ñëw ci ñoom la. mais est-ce que les réalités entre les pays ou bien entre les peuples même sont pareilles? non mais benn la parce que tey yow xanaa xamoo ne ni Sénégal tëddee. Mali topp ci. Gambie ñëw dugg Mauritanie ñëw dugg Burkina Niger Tchad Libye problème mu Kadhafi bi moo répercuté ba agsi fii yépp tey. mais su ma la déggee sëñ te su Bara fekkee Mali moom suñu taxawul dëgg boo moytuwul duñu am état duñu amaat état bu dëgër parce que yaa ngi koy wax léegi. Senghor la woon ak Modibo Keïta. Senghor toog yàlla dimbali na ko amul coup d'état mu doxal jox Abdou Diouf jox Ablaye Wade jox Macky Sall te benn bu ci nekk def nañ ko ci démocratie ñu am ay alternance yoo xam ne nii maanaam ñu gagné élection yu légal nga dem toog mais loolu Mali amul sens boobu Modibo Keïta moo ñëw. ku ñuy wax Moussa Traoré ñëw coup d'état ko. nekk dictature toog fa di teg maliens yi lu ko neex ñu dem ba mu yàgg ATT mi yaakaar naa 91 moo ñëw coup d'état ko. ATT moom moo gën ci président Mali yëpp moom mooy Nelson Mandela wu Mali. parce que bi mu ñëwee coup d'état Moussa Traoré dafa coup d'état mu daal di ne moom mu toog 2 ans daal di dafay organiser ay élections daal di dem. mu organiser élection ku ñuy wax Alpha Omar Konaré ñëw gagné. bi Alpha toogee ba jeexal comme ATT dafa defoon acte bu rafet dafa ñëw daal di ne moom dafay nekk candidat Maliens yi wateel ko fal ko booy xool daanaka ATT moo mas a toog nekk président bu légitime ci Mali te bi mu toogee ba am 2 ans ba am 2 mandats dafa déclaré carrément ne man du ma am 3e mandat bàyyi naa. mais le 23 décembre nga xam ne benn weer moo ko dese woon ci mu wàcc ci lañ ko coup d'état ku ñu wax Sanogo moo ñëw coup d'état ko bi mu ko coup d'étatwee yooyu bu ñu ko toppee day gudd Jonkana Traoré ñëw nekk président bi intérim ñu jékki-jékki IBK ñëw toog gis nga IBK anam ki ko fi ñoom imam di koo jëlee ak ñoom Kasimu ñëw tegaat fi colonel bi bànnal xawma bandaw bi mu ñëwee moom tamit gis nga parce que daf doon jéem a defaat coup d'état intellectuel ci ni ma ko mën a tuddee parce que boo toogee tey ñi nga àndaloon ñëpp nga bëgg leen a rocc dàq leen pour ñu mën leen a topp ci justice tamit loolu gars yi duñ ko nangu. ñu defaat contre coup d'état. tey li ma la mën a wax mooy depuis 1960 ak léegi Mali moom nekkul ci état bu légal daanaka buñ mën a xam. te gis nga loolu noonu man ñaanuma ko yàlla mais yaakaar naa ne mën naa am duñ ko fekke mais gis nga yu mel nii parce que tey boo demoon Mauritanie parce que li ñu yor mënoo ko tudde dara. nga dem Bissau nga dem Conakry tey nga dem Burkina Faso tey dem Cameroun amul ci benn dëkku africain boo mën a jël ba ci Gambie gi nga ne ñi ngi doxal di jëm ci développement di jëm ci ak nite déedéet ñun dañuy arrière loolu nag dafa nekk lu mat a jàngat te ku ci war a njëkk a taxaw dama ne la mooy Macky Sall su fekkee kuy xalaat lu ci kanam la. waaw parce que loolu noonu gis nga ñii ñu wër nii li ñu nekkee lu mu yàgg dëkkandoo day wàlle. Sénégal at Afrique gii mën nañoo dem ba delluwaat ci nu mu tuddati delluwaat ci colonisation suñu état yi mën naa dem ba disparaître parce que taxaw. mais sëñ Bara yow su ma la déggee ngay wax parce que jamono événement mars dernier yi nga xam ne dañ ko weesu gis neen le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome di génn di wax wàllum la présence de forces occultes ñii di wax ne présence yi di rébellion fii au niveau de Dakar jamono yi nga xam ne tension yi amoon na durant ce mois de mars ñu bëri ñu féetoo ci kujje bi ak tamit ñu bëri
bëri ñoo xam ne dañuy nekk aussi au niveau de la société civile ñoom thèse boobu dañ ko réfuté woon parce que dañoo jàppoon c'est juste un moyen de communication pour l'État du Sénégal pour mën a bañ a def face à la demande nationale mu nekkoon Sénégalais yi ñoo génnoon tey nga génn di waxee façon bi donc su ma la déggee dafay mel ni comme tu rejoins discours bi nga xam ne le président de la République wala sax ministre bi Antoine Félix Diome wax na ko par rapport ak probabilité force occulte wala rébellion wala sa terroriste yi raam jógee foofu les Mali wala un peu partout dugg si suñu réew c'est ce que vous voulez dire. non xam nga li may wax gën naa sori que force occulte yooyu Antoine Félix Diome di wax man li may wax mooy boo nekkee ak ay réew nga frontière ak ñoom nga xam ne seen frontières yi benn la rébellion am fa coup d'état yi takkarnaase am fa wax naa la léegi histoire coup d'état nii te Afrique moo am problème coup d'état. donc le ministre Antoine Félix Diome avait raison de parler aussi de force occulte. sëñ Bara non amul moom warul taxaw di wax ay affaire force occulte parce que amu fi li fi am bokkul ak ay force occulte xam nga Mali boo demee rébellion moo am bu leer naññ nëbbuñu ko. boo demee ci Ségou ñoom ñoo soxla mooy Touareg gi ñoom ñoo bëgg a am seen indépendance. yàgg nañ koy xeex depuis Modibo Keïta. xeex bu yem mais ci événement yi amoon Libye ci lañ profité mën naa wax la xewoon Libye bi mu jeexee ci lañ jëlee ngànnaay jëlee ci xaalis ñëw def vague ñëw loolu lu leer la. mais fii mënuñu fee nekk Sénégal nga jàpp bu tey Karim Wade jàpp Khalifa Sall ñëw accuser Ousmane Sonko sénégalais yi ne la du ci dal nga dem jël ko ne dem koo tëj gis li ci xew nga génn ne lii ci xew nii du sénégalais yi defuñu dara mais ay yeneen force ñoo jóge ci bitti ñëw dugg ci dëkk bi def ko loolu moom bokkul ak li may wax. Antoine Diome moo la gën a xam ne li amoon fii ay sénégalais ñoo ko doon def lan moo tax ñu ko doon def mooy que ne dañoo jàpp ku nga xam ne ñii dañoo koo gëm ci politique ñii dañoo gis ne dañ koy tooñ ñu ñëw jàppale ko ñenn ñi injustice lañ fasul yéene mu am ñenn ñi ñu gis ne dictature bi Macky Sall bëgg a installé ci réew mi pion bii moo ci desoon mooy ñu sàkkal pexe Ousmane Sonko pour mën ko teg. yaa ngi dégg. ñu jóg takk seen ndigg laxasaayu. tey boo xoolee Sénégal gépp moo boy du Dakar du fenn. amul man xool naa ko mais amul fenn foo mën a wax ne fii amoon na ak dal fu dul Touba Kébémer ak Fouta amul benn région benn département bu nekk Sénégal boo xam ne amoo ay yëngutu keroog. léegi bun njoon moom ñoo nu mu tuddati. Antoine Diome nee na ay force occulte la léegi ñoom lan moo tax jàppuñu ci kenn et puis toppuñu ci kenn. tout à fait ñu des ba tey ci tournée économique bu président Macky Sall mais aussi dañoo seetlu ci tournée bi aussi dafa mel ni comme la population de manière générale fépp président Macky Sall jaar rek dañuy gis ne dafa am benn foule bu immense boo xam ne dañ ko topp te ñun bu ñu doon dégg à chaque fois ñenn ci opposition yi di wax wala sax ñi nga xam ne ñoo féetoo aussi ci société civile on avait comme l'impression que président Macky Sall politiquement il est mort wala sax dañoon na ci xoli Sénégalais yi donc tey jii. est-ce que mënuñoo wax ne waat président Macky Sall fu mu toll nii la population sénégalaise ba tey mu ngi ko jox bopp est-ce que vous craignez aussi par rapport aux élections locales yi nga xam ne ñu ngi koy dëmmër président Macky Sall jaar ak adversaire mi fu mu jaaroon ak ñoom lors des dernières élections. yow yaakaar naa nguuru Ablaye Wade fàtte woo ko Ablaye Wade ku mën a politique la parce que le 23 juin dafa ñëw gars yi defal ko benn coow lu rëy. mooy 23 juin coow loolu yaakaar naa fàtte woo ko. le 23 juillet un mois net. Ablaye Wade moo def meeting bi gën a rëy ci histoire Sénégal. mooy bi mu defoon ci VDN bi te Farba Senghor moo ko doon piloté. meeting bi gën a ngand gën a rëy Ablaye Wade moo ko defoon lan la si jublu woon mooy ñi doon wax ne 23 juin kat sénégalais yi bàyyi nañ Ablaye Wade doyal nañ ci moom xool leen meeting bii ma def tey yaa ngi dégg. meeting bii ngeen gis nii man maa ko def. kon gis ngeen ne man sénégalais yi bàyyiwuñu ma. mais biñ demee ba ci urne yi lan la wane. mais il faut noter aussi élection présidentielle élection locale aussi c'est pas la même chose. élection présidentielle ak élection locale c'est pas la même chose mais élection présidentielle gagné ko sax moo gën a yomb gagné ay local
parce que tey Macky Sall mënul génnee candidat Dakaram tey jóge na Kaffrine déglul di nga fa dégg coow parce que am na lu nga xam ne Abdoulaye Macky Sall teg na ko fa muy diggante Sow ak Abdoulaye Wilane mais Abdoulaye Wilane du ko nangu. guerre de positionnement yi day taxaw. oui loolu moo tax local jafe. boo xoolee mi ngi naan bu leen xëccoo bu leen lii mais mënul teree ñu xëccoo parce que Sow liggéey na li nga xam ne jàpp na ne war naa mën a ñëw. mais Abdoulaye Wilane tamit bul fàtte ancien politicien la te dafa mën terrain. même gars yi dañ naan même bu la joxul xaalis dina la jox jàmm ba nga xam ne forcément da nga koy topp parce que Wilane tamit ku dëgër la Kaffrine. mais foofu noonu rek maanaam problème la. te gis nañ aussi ces dernières sorties muy mel ni comme clash dafa am si diggante bi les membres de Benno Yaakaar ak ñi nga xam ne ñoo féetoo si camp président Macky Sall. loolu mënul ñàkk. parce que boo do xoolee ku mel ne Barthélémy Dias tey. mi ngi classe ni nga ko mën a waxee mi ngi classe Khalifa. parce que forcément day am local dafa jafe. parce que tey mën ngaa am doole Kër Massar par exemple tey dama lay jox misaal Sonko tey mën naa am doole Thiès mais mu am fa nit ku mën a teg ku gañee Abdou Mbow wala mu gañee Idrissa Seck tey mën na koo jafe. nit ñi mën nañ la gëm yow Sonko nga ñëw bëgg leen a tànnal ku nga xam ne pare wuñ pour mu jiite seen maire yi mën ngaa mere Macky Sall ba noppi yow bëgg Abdou Mbow nekk maire Thiès. donc est-ce que dafa calcul la boo xam ne est-ce que bu ñu xoolee ci analyse yi nga xam ne carrément que Macky Sall il a à ses côtés ku mel ni comme ki Idrissa Seck ñu ëpp ci kàngaam yi ñi nga xam ne ñoo ŋànk politique au niveau du Sénégal jalee ko ci PS ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci PDS les ténors ñoom fu mu toll nii mu ngi wax ne carrément ils sont du côté du président qui dit Macky Sall. tey politiquement parlant bu ñu xoolee masse électorale bi est-ce que mënuñu wax ne président Macky Sall moo nekk position de force ci kaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi quand même. moo nekk position de faible. on parle de politique et de vote te xam nañ Sénégalais ni ñu voté quand même. xam nga lu lay wax loolu. moom nee na ñu ngi koy saaga ci internet bi ba mu koy wax toujours. mais internet bi ñu fa nekk ñan la. mais internet bi ñi fi nekk mooy sénégalais yi. non mooy taxawal ma wax la benn affaire. seen internet. ñi jàng ñoo koy def. mais est-ce que ñuy jàng ñooy voté sama classe gi nga xam ne jànguñu mais am nañ tuuti yeewu mën a taxalaatu internet ku fay nekkee di ko utiliser rek da nga am information seetlu li ma la wax nag nit nag boo demee ba boroom xel yi ak boroom xalaat yu baax yi wan la ginnaaw kooku jàppal ne tàggoo nga. ñooñu ñaata leen par rapport ak ñi nga xam ne ñooy voté par rapport. ni portable xoola. électorat ici au niveau du Sénégal ni portable yi toll rek. ci réew mi scène yi tey da ngay gis benn scène tey am 1 million abonnés 3 millions abonnés loolu mooy affaire bi moo lay wan ne ñi ay sénégalais lañ. ñu des ba tey ci président de la république tournée bi nit yi jàpp ne carrément tournée politique la te man je me dis que carrément aussi il est dans son rôle c'est un homme. moom wax na ne tournée politique la wax na ko. c'est un homme politique xam nga lu tax mu wax ko. bu mu demee Kaffrine lu mu leen wax fii nooy na lépp baax na. waaw bu lépp baaxee lu mu fay wut. xanaa bu fekkee ne foofu dafa am problème économie. moom mu dem fa pour régler ko àgg ni leen baax na ñu ne baaxul lan lañ fay wut ko. moom xam na ne day politique day maanaam dafa dem Kaffrine pour politique. tey politique boobu est-ce que ñi nga xam ne ñoo photo ci opposition bi ñoom ñu ngi opposé nu mu waree pour mën a sax dem ci population yi wax ak ñoom par rapport élection locale yi sànq yaa ngi koy junj ku mel ni Barthélémy Diaz moom dafa jàpp ne opposition bi nekkul di opposé. tey lan moo war a nekk taxawaay opposition boobu tey. war a bañ a nekk fii di wax problème fichier. opposants yi ñu ngi opposé wu ci façon boo xam ne mënuñu ko woon. mais est-ce que nekk opposition de salon moo fi am aussi. gisoo ñoom Barthélémy Dias li ñu doon def fii ci affaire u Sayer Kébé bi gisoo ko. gis nga détermination bi ñu am ak discours bi ñu yor. mais yàpp yéen y en a pas que Barthélémy quand même gisoo meeting sax man laa ko mën a waxee bi amoon bi ñoo na. bi Ousmane Sonko organisé woon. mës nga gis opposant ci Sénégal bu organiser meeting bu toll noonu. mës nga ko gis ci benn région ci Sénégal. amul mësul am ci histoire u Sénégal ndaje bu riisee noonu ci ay opposant ay nit qualité te fekk ne ñi koy def opposant lañ ba pare nekk defe ko ci benn région. mais est-ce que le Sénégal se résume à Bignona aussi est-ce que loolu mooy Sénégal. Bignona non mais le fait que kay yow boo meeting noonu Thiès ku nekk man mën naa taal sama oto dem. mais Bignona ku kenn du fa dem te fekk fi ngay dem ñorul. oui ku fa dem rek xamal ne kii li muy topp itteel na ko. mais meeting Grand Yoff meeting yii nga xam ne ku amul foo jëm sax jaar fi toog bokkul de. dégg nga
opposition bi ñi ngi taxaw parce que nag soo waxee dëgg fii tey ñoom ñoo yor baar bi de. opposition bi oui. ñan ci opposition bi. opposition bi ñiy opposé wu Sénégal ñoo yor baar bi. ñoom ñoo gën a yëy nopp sénégalais yi kon ñan la Barthélémy Dias di waxal parce que bu jàppee ne carrément que opposition bi fii au niveau du Sénégal mun nañu wax ne dañoo mel ni comme ça ñoo xam ne dañ leen sotti ndox bu sedd. kon ñan la noonu Barthélémy Dias di waxal. non xam naa ne man mën naa wax ak ku mel ne Pape Diop tey. parce que gëj nga ko dégg. mën naa wax ak ku mel ne Thierno Alassane Sall. parce que gëj nga ko dégg. mën na wax ak ku mel ne Khalifa Sall parce que ku xam Barth xam ne rythme bi muy demee bokkul. Khalifa Sall du leaderu Barth. est-ce que tamit loolu moo nekk par rapport ak sortie bi nga xam ne bien vrai que Khalifa Sall mu ngi koy weddi bu ñu di nemmeeku ci presse bi semaine bee passé kii ku mel ni Khalifa Sall muy wax ne du soutenir amul benn candidat pour la mairie de Dakar. Khalifa Sall bu soutenirul Barth dina dóor loxoom ci ëkk. pourquoi. oui parce que waa Pastef dinañ ko soutenir man li ma gis. donc su ma la déggee dafa mel dama ni ko xalaat nii nag clash dafay waaj a am diggante Khalifa Sall ak Barthélémy Dias. Khalifa Sall Barthélémy dafa liggéey lu mérité que mu jiital ko parce que boo xool Barth ak Bamba la woon. ñu topp ko. Bamba moo am nit parce que Bamba moo gañe maire yi. Médina. tak mi ngi ko gañe ñoom Seydou Gueye ñoom Youssou Ndour ñoom ñu bari. ñu ñëw foofu mu battre leen gañe leen. Barth ba tey gañewul moo nekk maire mais mairem bi Soham Wardini moo nekkoon candidat Sacré-Cœur Mermoz tey bi mu gañee la conseil yi ñu jël Soham Wardini yóbbu ko mairie Dakar jël Barth indi ko mairie kii mais gañewul mais Barth li mu wane ci bi ñuy effectivement Khalifa Sall yi ak sortie yi muy def ak élection 2019 dégg nga ak ba ci taxaw bi mu taxaw ci Ousmane Sonko ak bépp opposant buy def dara ak ni muy ñëwee jël position tey xam nga ni Barth mérité na mu jéem a tem tànt ji mairie Dakar te jàpp naa ne man comme nii mu ko laajtee bu dëggalee man gëm naa ne Ousmane Sonko day retirer candidat am dugal Barth parce que am na intérêt ci Barth nekk maire Dakar. voilà parce que maire Dakar moom benn affaire rek lañ soxla mooy li ci déranger Macky Sall moo ci arrangé opposition bi li ci déranger Macky Sall mooy Macky Sall maire Dakar état Sénégal daf ko defaroon pour di ko moom. mu nekk budget boo xam ne nee la koy teg mu nekk ci moom mais dañu dem ba Nguuru Wàdd ñëw opposant moom ko te mairie Dakar budget la bu fort tey imaginez Ousmane Sonko ne woon coppet mairie Dakar téye ko. vous pensez que Ousmane Sonko a la capacité de gagner la mairie de Dakar? day am xaalis mais lan kan moo la wax amul capacité gagner ko. c'est une question. question bi mën naa ko tontu fan fan mooy bureau bi gën a baax. mairie Dakar Parcelles. ku gagné Parcelles gagné mairie Dakar. élection yi jàll muy présidentielle yi. Khalifa Sall dafa joxe woon consigne de vote ne nañ woteel Idrissa Seck. Ousmane Sonko pourtant moo jël deuxième. moo jël deuxième. foofu noonu ci bureau yi. oui ou non mooy nu mu tuddati référendum yi. non municipal kii laa wax waaye élection député yi. élection législative yi. maire yi opposants yi ñoo gagné. ñoo gagné. comment ça. Khalifa Sall ñoom ñoo dooroon bureau Parcelles yi ñoo gagné Parcelles. dañoo dem ba guddi gars yi dem jël ay charge de mission lu ma 2000 dolli ko fa xëy suba déclaré seen gañ. non fàtte woo ko xanaa. ñoo gagné woon parce que da lay wax ne rek législatif présidentielle yi jàll yépp daf lay wan ne Dakar ay opposants lañ. mais nekkatuñ ay nitu pouvoir. ba ci mairie Guédiawaye bii Khalifa Aliou Sall moo gagné de mais boo boolee lu opposition bi am yëpp opposition bi rawee nañ ko 10 000 voix. kon da ngay xam ne que ne foofu ay opposants ñoo fa dëkk. te élection yii jàll élection yii jàll nii Macky Sall gañewul Dakar. mais xam nga comme ni nga koy waxee opposition yi ñoom opposants yi fii au niveau du Sénégal dañoo am baax. di dem ñoom kenn bañ a di disperser wu quoi. du ñu ànd dem doon bloc. tey jii est-ce que nekk loolu moo leen nara perdre loo yi nga xam ne mooy élevé tey est-ce que jotul ku mel ni comme kii di Ousmane Sonko Barthélémy Dias ainsi de suite ak kii nga xam ne Bougane Gueye Dany gëm sa bopp. ñu am benn bloc boo xam ne def nañ ko pour faire face
au président Macky Sall ak ñi nga xam ne moom la àndal. waaw xam nga doon naa tiit Ousmane Sonko du mën def coalition parce que Ousmane mën naa wax moom du politicien ñi ko topp tamit mën naa wax ne duñ ay politiciens mais am na benn wax bu ma daan wax naan nit boo bëggee soppi système bi da ngay système ba jot ci système bi. mais système ku systèmewul du ci jot. il faut nga système pour mën a dem ci système boobu nag dara ëpp ci solo ñeme li ngay def. parce que ñëpp ay sénégalais lañ ñëpp développement rek lañ bëgg. tey Ousmane Sonko gis naa ne meeting bii mu def Bignona ak ñoom Aïda Mbodj ñëpp ñëw topp ci ginnaawam gëm naa ne tey moom pare na pour coaliser ak ñoom. dégg nga booy xool man kenn rek laa foog ne du mën a def ak moom boo moytuwul mooy Bougane. pourquoi. parce que dañoo niroo style. est-ce que da nga jàpp ne Bougane gëmul aussi kii di Ousmane Sonko. non Bougane mën na wala du nangu aussi rangé wu si gannaawam. Bougane gëm Ousmane Sonko mën na ko def mais topp Ousmane Sonko comme ni ko Bart mané moom du ko mën. parce que ñoom ñaar ñoo niroo benn style bu ñuy incarné. waaw dañoo niroo style mënuñoo juboo mën nañu di raayante mais loolu il faut ñëpp nag xam ko du ñu juboo mi ngi mel ne Idrissa Seck ak Macky Sall. Abdoulaye Wade ak ñoom dans soxo nit bu ngeen kiiwee du ngeen ñaari kuy du bokk mbalka duñ bokk malka Ousmane Sonko nag ak kii booy xool ñoom duñu ay politiciens dañoo génne fa la ñëw indi beneen affaire. Bougane mi ngi doxal affaire am. parce que tamit man Bougane ku ko ndaw laa parce que gis naa ne ndaw la te ñeme na man Bougane jàppoon naa ne fi mu egsi Macky Sall nii ñemewu faa yegsi. te gis naa ne arrièreul ñëw na ko xam li mu bëgg la tamit aussi. bu génne xaalis jotee day génne bu sol daal la jotee day sol gis naa ko démb rek mi ngi dem Daaka ja bi ci des mooy Ousmane Bougane dafa ñeme tukki bi maanaam génn ci mbedd bitti bi daf ko ñeme ba pare dafa mën a récupérer effectivement xam nga yooyu bu xasee ba am ci yow loo amul ci politique rek nañ ko xaar dina ñëw voilà bu dee ku mel ne Ousmane Sonko daal jàpp naa ne pour ñu ànd ñoom ñaar dina jafe mais mën nañoo ànd parce que seen intérêt la mais tey ku mel ne PDS jàpp ma ne dina jafe lool pour mu nangoo jiital Sonko ku mel ne tey ñoom Khalifa parce que tamit nag Sonko am na ay preuve am dem na élection presque am 15%. am 700000 voix 700000 voix yooyu noonu na nga xam ne moom la Macky Sall amoon dem jël réew mi. élection yoo xam ne il faut noter kii di PDS demoon Khalifa Sall aussi bokkutoon aussi. mais loolu njëriñu kan la là aussi dafay biaiser un loolu njëriñu kan la loolu njëriñu loolu loolu yaa ngi koy xool ci njëriñu Idrissa Seck amul kenn koo xamante ne tey di nga wateel Sonko te fekk yaa ngi bëggoon a wateel PDS. vous pensez. voilà Sonko wateel ko ci ngëm-ngëm nga koy teg. voilà amul kenn ku nga xam ne da ngaa bëggoon a wateel Sonko ñu ne Sonko demul tey nga maanaam Ablaye Wade demul moo tax nga ñëw wateel si Sonko gis nga Sonko 700000 voix yooyu ñu ko wateel moom moo ko moom. voilà bu PDS bokkoon PS bokk ñëpp bokk loolu lay am. voilà parce que ñi koy wateel maanaam xam nga léegi sax ni Sonko après événement yi ak Sonko avant événement yi bokkul Sonko avant événement yi da nga koy gëm doog a ànd ak moom après événement yi nag léegi gis naa ne moom man ci ndaje mi mu demoon bi ñuy def ndaje affaire xeex ak góor jigéen yi. gis naa ne léegi mi ngi dugg ci star. da nga jàpp ne mooy dégg bëgg gis bëgg kooku nag. da nga jàpp ne problème yi Adji Sarr Ousmane Sonko daf ko gën a may li nga xam ne mooy doole. mais Macky Sall moo la ko gën a xam. moo la ko gën a xam Ousmane Sonko tey ku ko waxoon que ne ko ne buñ lay tëj lii nga jaral sénégalais yi mënu ko woon a xam. Macky Sall jàppoon na ne Ousmane Sonko ay nit yu am ay clavier ci ginnaaw kii bi rek la ñu am di commentaire yaa Sonko rek nangam loolu la am. mais réalité wan na ko ne ko kii ay nit la am ci terrain bi. deuxièmement mooy Ousmane Sonko taxaw ne fii laaj xaalis li nit gën a bëgg sénégalais ñu jox ko plus de 100 millions ci daanaka lu ma tut 48 heures. mais loolu amul benn politicien bu ko am Sénégal de. ah mais ñu ci mel ni comme mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr ba tey épisode boobu amagul fin.
parce que kii di Ousmane Sonko ñu ngi ko placé ba tey sous contrôle judiciaire gis neen mémorandum bi nga xam ne ñu bokk ci opposition bi aussi def neen ko ñu tënk ko ci 10 points jàpp lépp rek teg ko ci ndoddi kii di président de la République Macky Sall ak kii gouvernement par rapport ak événement yi amoon ci mars dernier ba lu ëpp lu toll ci fukk doomu aadama ak ñett ñàkk ci seen ay bakken commerce yi ñu saccagé ko ainsi de suite ñu gis ne aussi que ñaari fan après ku mel ni comme kii di maître El Hadj Diouf nga xam ne mooy avocat kii di Adji Sarr moom tamit mu génn am tontu bu mu apporté par rapport ak ñi nga xam ne ñoo def bile mémorandum di jaay wax ne sax dañoo war a yóbbu cour pénale kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna. ban lecture ngay def ci loolu. guerre de mémorandum yi. waaw guerre de mémorandum bi moom defe naa ne Ousmane Sonko posé na ci acte boo xam ne ci mitinam bii mu defoon Bignona. jàpp naa ne taxalaat ko ci du mën a yomb. parce que depuis dee yi am dañ doon def bras de fer. état bi ne Sonko la Sonko ne état bi la mais le fait que Sonko. mën mais est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées dans cette affaire. non defal ndànk rek. parce que yow Sonko mënul taxaw def benn déy national pour ñi nga xam ne dañoo dee. parents yi nga xam ne ñoom la seen njaboot dee ñoom ñu nangoo dem ànd ak Ousmane Sonko toog ci ginnaawam mais kooku bu rayoon sa doom doo ñëw. mais kan moo wax l'ultime combat. ah kan moo woote wax l'ultime combat. mais kan moo ko waxul fii Macky Sall waxu ko. Macky Sall foo ko déggee wax l'ultime mais Macky Sall wax na ko bi mu yoree mer gàddom boobu ne nañ dem fanaani kii ak Macky Abdoulaye Wade bu liiwee wax armée Sénégal maa ngi leen di ñaan. ngeen tracé wu ci ginnaaw askan pour ñu dem déloger kii di maître Abdoulaye Wade loolu moom Sonko waxul fii lu nit musul wax. loolu mooy am Sonko waxu fi lu nit musul wax. donc état bu Sénégal amul baat boo ma génneel ne ma loolu la Sonko wax ba tax sénégalais yi génn. d'accord ma wax la fu ko Macky Sall la waxe donc wax la fu ko Idrissa Seck waxe si Sonko n'est pas responsable si bokkul si ñi nga xam ne mun na leen teg par rapport ak ñi nga xam ne ñoo responsable si événement yi nga xam ne ñu génn donc état bu Sénégal moom lan mooy responsabilité par rapport à cette affaire. par rapport ak li am nii. ci affaire Adji Sarr man damay gis ne lépp état bi la. c'est naka. parce que tey bu ñu amoon assemblée bu sérieux rek. mais il faut rappeler aussi que c'est une affaire privée entre deux Sénégalais. non mënul nekk affaire privée. mënu ko pourquoi? nekk parce que Sonko mënul nekk député. dem ci benn milieu jóge fa dem toog këram benn xale bu jigéen ñëw dabu si ko ne ko dafa am lu mu ko def loo xam ne waru ko def sénégalais yépp toog di déglu Sonko di déglu xale bu jigéen bi yaa ngi dégg de. parce que fii nag dinaa la wax benn affaire de Ousmane Sonko mooy nit ki nga xam ne ñi ko topp ñoo gën a difficile. parce que lu mu dee xam nga ne yow nit ñi am ay nit ñi topp Sonko ay boroomi xel lañ. yaa ngi dégg. waaye bëri na ci ay xale aussi de. ay xale. jamais xale yi bëgguñ Sonko jigéen ñu mbedd yi bëgguñ ko jaaykatu mango yeeg ñi nga xam ne jeeg gii nii. nga xam ne noo ci sër. les jeunes bëgguñ Sonko. non xamuñu ko sax. ah bon ah oui. donc kan moo bëgg Sonko. moodu yi étudiants yi activistes yi. mais c'est ça la jeunesse. non voilà mais ñooñu ñooy ñan mooy ñi nga xam ne dañoo jàng dañoo mën a utiliser internet dañoo mën a lire journal yaa ngi dégg dañu mën a étudier nit déglu ko. sooy fen ñu xam ko soo fenul ñu xam ko bokkul ak nga jël 2000 francs dem yónnee tey Kaffrine 5000 francs ne joxal ma nit ñi ko na téeméer bis nangam nañ génn loolu Sonko defu ko ay nitam bañ topp ko. donc Sonko bu fekkoon dafa def dara ci affaire Adji Sarr foofu lay tàggatoo moom ci politique te yaakaar naa ne sax Macky Sall boo gisee mu def ci énergie bu bari mooy jàppoon na ne lii mën naa tax Ousmane Sonko jeexal tey parce que arabisants yi ak intellectuels yi nga xam ne dañoo ànd ak Ousmane Sonko nangu du ñu mën a muñal Ousmane Sonko mu gëmloo leen lii ba pare wëlbatiku dem di def lee. oui. mais pour. léegi yaa ngi dégg xaaral ma ñëw rek. bi loolu amee ñi toog di déglu Adji Sarr di déglu Ousmane Sonko génn daal ne man lii am dama dem ci salle bi dem naa fa jour bi ñu wax heure bi ñu wax xam nga loolu d'accord ñëpp d'accord nañ mais li ñu wax ne am na fa amu fa
te lii ma teg lii ñi ma teg nii complot la xam nga moo complot Ousmane Sonko moo ko njëkk a wax. Adji Sarr ne moom man Ousmane Sonko daf ma fekk fii violé ma def ma lii léegi ñun ñu taxaw di xool mais Ousmane Sonko prouvé na ne moom dañ ko complot parce que yàggul dara ñu andil la Sidi Ahmed yàggul dara ñu tuddal la ci ay avocat yoo xam ne avant viol bi dalal nañ Adji Sarr pour conseiller ko nan lay jàppee Sonko. oui ñu ñëwaat procès verbal bi indi ko ñu continuer waat assemblée bi ñu wane ne ñoom fii lañ jëm mais ngay gis nii di gis mu wóor na ne que ne lii Sonko wax mënoo ko dindi nga taxaw di xaar Adji Sarr ba léegi moom taxawul wax la dara lu leer mais lan nga bëgg. mais est-ce que ñoom ñoo koy leeral wala tribunal tey est-ce que Ousmane Sonko nga xam ne dañ ko placé sous contrôle judiciaire lu loolu gën a si moom par rapport ak politiquement parlant wala sax père de famille bi nga xam ne moom la nekk nga xam ne mbirum viol nekk na lu doy waar mu yàkkamti wala dem accélérer sax la justice sénégalaise pour histoire bi ñu tiré ko nan la koy accélérer au clair quand même nan la koy accélérer li mu mën def na ko mi ngi toog di leen xaar. mais est-ce que fu nekkul foofu mooy piège bi. mooy non loolu du piège parce que tant que condamné woo ko. parce que ku wax homme politique sànq yaa ngi koy wax rawatina ku mel ni Ousmane Sonko dafay baax pour muy dem di génn Sénégal dem di seet yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de la diaspora. gis nga sax autorisation bi nga xam ne ñaanoon na ko man nag foofu la ko état bi yàqee Sonko bëggul génn Sénégal. ah bon man seetlu naa bi muy def tournée bi Europe fépp fu mu dem booba la fa njëkk a dem. mais boobu nekkagutoon un politicien. mais par rapport à sa politique loolu laay wax ñun liñ soxla. bëriwul Sénégal fii nit bu am volonté defar Sénégal rek lañ amul. képp ay tukki dugg fii génn fii yépp tappale volonté képp lañ amul ñun suñu problème bi ñu am mooy ñun ceeb diwlin garab yi pharmacie yi. politiciens yi yëpp France lay jógee ñu def ci bato bi indi gis nga suñ njiit yi fi nekk juddoo dong lañ fi def juddoo booy xàmmee ko ñu ne la coppet yóbbu def ci yow liñ soxla dugalal la ci bato bi importé la nga ñëw jiite ñu soo paree ñi nga dem ñibbiwaat seen dëkk. non président Macky Sall moom mënuñu wax ci moom loolu. loo ci lu tax. non lu tax lui c'est le prototype sénégalais. Macky Sall pur dur quand Macky Sall même moo tane woon tuuti. parce que jàngee na université Cheikh Anta Diop léppam fii la Macky Sall oui mais xam nga Sénégal ñun Sénégal amaguñ ba léegi ñun président boo xamante ne ñun askan wi ñoo ko fal amuñu ko de. ah bon Macky Sall kon moo ko fal. Senghor tubaab yee ko fi élire Abdou Diouf Senghor moo ñu ko jox Ablaye Wade. moo ci xaw a tane. te moom weer bi muy ñëw bi muy falu sax xam nga fan la jóge France dafa ñibbi woon toog fa ba mu yàgg ñoom dans soxo jëli ko mu jóge France comme ni ma la ko waxee jaar ci bato bi ñëw toog. un mois toog xam nga Macky Sall kan moo ko fal. Ablaye Wade moo ko for ci mbedd jox ko lii jox ko lii jox ko lii jox ko lii ba xëy jox ko état nguur gi ñun sénégalais yi amaguñ ku nga xam ne ci ñun la bokk koo xam ne ñun ñoo ko jëlee ci suñu biir xeexal ko ba mu jóg ñu ñëw fal ko amul. oui boo ñëwee sax dañ naan non man fii laa jàngee gis nga ay. élection bu jegee sax année électorale bu jotee da ngay gis nit ñëw dagg avion bi ñëw wàcc man la Damel Maysa Fall man la Arona Coumba Ndoffène maa ngi woon France on y laa nekkoon. jàngale naa mais pourquoi le nom de Damel Maysa Fall lan moo la gêné ci Damel Maysa Fall. lui c'est un Sénégalais dama cité rek. pur dur temps boobu noonu ñoom ñëpp noonu lañ doon wàccee di ñëw Ibrahima Fall anamu foo mu nekk tey. mais Damel Maysa Fall politiquement parlant bokk na ci Sénégalais yi nga xam ne ñoo gën a gëm bu am xam-xam voilà parce que moi je le connais quand même dama ne la su année électorale jotee ñu jël billet avion wàcc Sénégal ñëw toog mais est-ce que loolu nekkul stigmatisation quand même parce que mën nga nekk à l'étranger li ngay liggéeyal sa dëkk nit yi nga xam ne ñu ngi fii au Sénégal nga xam ne carrément notre système bi nu muy doxee yow nga nekk à l'étranger yaa gën a mën a doxal aussi sa Sénégalais yi foofu nag la li nga wax baat boobu wax non stigmatisation parce que yow da nga stigmatiser ñi nga xam ne dañoo nekk à l'étranger man damaa gëm ne te ñëpp xam ne carrément ñu nekk à l'étranger dañuy am benn participation bu am solo bu ñuy def par rapport au développement de ce pays quand même il faut éviter de séparer les Sénégalais ceux qui sont dans la diaspora non ñoom ñoo ñu séparer pourquoi parce que ki gis nga ki demul fenn nga xam ne dafa jàng ñëw toog am volonté politique xam ne gëm ne mën naa defar dëkk bi par exemple ma jëlal la image ku mel ne tey Bassirou Diomaye Faye tey
xam nga xaw ma ko ay tukki fii la jànge fii lay liggéey. mais peut-être parce qu'il par n'avait exemple pas l'opportunité de quitter le Sénégal su ñëwee toog ak yow ne la man dama bëgg a jiite réew mi dafay mel ne moom dafa am lu mu manqué parce que jëlul avion ñëw daal oui. je suis pas du tout d'accord. li ma la wax xam nga ko dama ne la. ki nga xam ne fii la dëkk demul ci tubaab yi fii la jànge fii lay liggéeyee soxlawul dara ci biti. mais su ñëwee taxawal problème yi jàng à l'extérieur en fait lan mooy problème bi mais lan mooy problème mu ñàkk a jàng ji à l'extérieur. loolu moo tax ma ne il faut. ñu jéem a jàng à l'extérieur kay du problème parce que ku ko def rek yaa ngi ñëw non man je suis formé à Dubaï je suis formé à Nangam à tititi loolu la ñuy wax de mais ñi jànge fii nga xam ne demuñu fenn ah ñi jànge fii déjà man mii nga xam ne man ci daara ji laa génne. li may wax lépp ci réew mi la xewee am nañu toog naan kii lu tax muy wax. mais am nañu toog naan waa kii moom pour lan mu toog fii nan day wax quoi ci politique gu réew mi. mais sëñ Bara parce que lan parce que moom jànguli tubaab. mais sëñ Bara sëñ Bara ñu jàngee à l'extérieur bi ñu ko seetloo au Sénégal benn minorité bu ndaw la ñoo nekk ñu jàngee à l'extérieur. te man j'ai l'habitude de dire ñu nekk suñu administration bi nga xam ne mën nañu wax carrément ñooy gérer la politique de ce pays wala système bi en tant que tel ñoom la sax lu ëpp si ñoom jànguñu à l'extérieur ce sont nos professeurs. ce sont nos enseignants. ce sont nos énarques qui sont là. jànguñu à l'extérieur ndaw boobu ngay wax. ñi jàngee à l'extérieur ñoo nekk di def corruption bi si dëkk bi quand même. aw ma problème ak ñi jàngee à l'extérieur. mais dama ne la minorité bu ndaw boobu ngay gis. ñoo ñëwaat di ñu gouverner. te ñàkk fee yàgg gis nga ko mel ni maître Moussa Diop tey bi mu taxawee naan Ila Touba dañ ko war a xolli def ko Ila Fouta xam nga lan moo ko teg ñàkk a xam réalité Sénégal yàgg France. oui mais yow mii juddoo fi yaroo fi màgge fi doo wax loolu même boo ko bëggoon a wax di nga ko waxee neneen ah suñu gouvernement yi ak fi ñu toll ñun suñuy xalaat nga xam ne doo ngay daara yi sax ak yalwaankat yi sax li xew ci dëkk bi xam nañ ko nga ne da ngay jënd avion indi ko Sénégal nëbbu ko nit ñi ba kenn du ko xam loolu bu fekkoon ñoom xam nañ réalité sénégalaise danañ ko defee noonu ñu ko defee. d'accord mais loolu mooy problème bi. d'accord moi de toute façon dama bëgg à chaque fois rek ñuy éviter di séparer les Sénégalais. voilà ñoom ñoo ñu séparer. on est tous pareils ñu nekk à l'étranger. yàlla xam na ni lu ñuy def politiquement wala sa aide yu ñu fiy dugal sax ñi ngi ñaan fii nii au niveau de notre administration. di corrompre la population quand même bu ñu réeroo foofu man accepté naa ne ñi jàngi jóge ci biti. am nañ xam-xam war nañoo laaj te mën nañoo yor xam naa ko mais dama ne bu mu tax ñi defee ne ku jegewul ci biti rek mënoo dara. waaw. man bu mu tax ñu gëm loolu. d'accord waaw d'accord Sëñ Bara ñu des ba tey ak redécoupage de la ville de Dakar nga xam ne ñu bëri aussi dañoo jàpp ne rek politicienne nga xam ne kii di président Macky Sall ak gouvernement am dañ ko teg juste pour élection locale yi. ba lecture nga ciy def. li ma ci njëkk a wax mooy lan moo tax Macky Sall def découpage ba pare doon def dialogue politique te waxu leen ko. te mu loolu di concerner fichier bi. concerné sénégalais yépp nga xam ne dañ ko war a waxtaane ba xam naka lañ koy defee bi ci des mooy lan moo tax Omar Gueye nekk ministre bi nga xam ne moo yor loolu def ko di ci bénéficier wu ñëpp gis ko nga fekk am maire tey boo xam ne mi ngi nekk maire yi fii maire mooy maire bi fii nga def découpage ba nga xam ne moom fi mu nekk maire yi dëkkatu fa mais est-ce que nekkul aussi du ñuy aussi ci processus rectifier erreur bu président Abdoulaye Wade defoon en 2011 jaaree ci administration rek dafa normalut parce que tey Pikine moo nekkoon département. ñu jékki-jékki dagg ci Ablaye Wade ñëw dagg ci Géejawaay mais Géejawaay amul tribunal Géejawaay ak Pikine yépp Géejawaay ak Pikine ñoo bokk tribunalu Pikine tey. yaa ngi dégg nga ñëw daggaat Kër Massar Géejawaay Pikine bëgg ñetti département bëgg a bokk benn tribunal def nga ne loolu baax na ci kii bi ci des mooy balaa ngaa wax département mais war ngaa wax hôpital département. stade sapeur tribunal doo ko wax département bi ci des mooy boo jëlee foofu xam nga ne Kër Massar ba Boune amul Kër Massar moom ils sont d'accorduma ci wala bu ñu ko doon dagg maanaam d'accorduma ci dagg bi su ma paree nag naa la wax ne la man su ma ko doon dagg man ni ma koy dagg parce que Kër Massar foofu noonu
xam nga ne Kër Massar ba Kër Massar daj amul benn sapeur. xam nga ko sapeur pompier amu fa. amul benn hôpital. bu am entre bu yëmbal côté yooyu ak Kër Massar. ba ay ñàkkorab Tivaouane Pël côté yooyu amul benn hôpital amul camp sapeur pompier amul tribunal gendarmerie police amu fa gendarmerie fa am xam nga ñaata ñooy dund Kër Massar tey. 600 000 habitants. xam nga ñaata policier fa nekk 19. xaw ma kat moins 20 policier moo fa nekk. léegi ñooñu nga ñëw fekk leen ak mbënd xam nga ne Sénégal ba Sénégal daj. Kër Massar côté boobu ay buun yëmbal mooy zone bi ëpp inondation. mooy zone bi ëpp agression. mooy zone bi ëpp embouteillage gën a bon ay yoon. mooy zone bi gën a bari affaire drogue yamba affaire yooyu. parce que aussi nit ñi dañoo toog rek mbaab boo aussi. dem mais léegi loolu noonu boo ñëwee doo leen dimbali si loolu xanaa nga ñëw nga ne yow da ngay leen defal. commune pare ci sànni leen dem sa yoon mais du noonu. wala yow boo ñëwee man d'accord naa sax da ngay def découpage léegi man lan moo tax jëluñu mbaaw boole ko ak Kër Massar. Kër Massar mën a gañe ci forêt bi forêt mbaaw bi ñu ne léegi Kër Massar moo ko moom xam nga ne. croisement Kër Massar ci mbaaw la nekk. ñaari station yi ngay njëkk a jot booy dugg Kër Massar. mais mbaaw ko moom. daralu Kër Massar mbaaw koy fayeeku. foofu gisoo léegi du tàkk guddi. xam nga lu tax Kër Massar ñoom mbaaw mooy ñëw fayeeku ba pare mairie Kër Massar moo war a fay lamp yi. mais loolu normalu te léegi nag ci bu ñu delluwaatoon ci histoire Mbay Fall Puy. mi nga xam ne moom kër Mbay Fall moo moomoon suufu Kër Massar. moo ko daggaloon Massar moomu. donc kon dañoo waroon a delloowaat doom ji ca ndey ja. ñu boole mairie mbaaw ñu jël mbaaw boole ko ak Kër Massar def ko raison mais doo dem jël ay Malika ay nu mu tuddati yëmbal sud yëmbal nord dem dagg ko dugal ko Kër Massar nga ne foofu amul dara foofu la fa nit di fayeeku lan moo fa am comme recette. xam nga loolu. dafa ñëw fekk waa Kër Massar di sukkaraat moom mu ñëw rey leen ñu dee man noonu laa ko gisee. ñu jàll ci beneen mbir boo xam ne day concerné ba tey le président de la République Macky Sall yàlloon ko junj sax ci say kàddu par rapport ak avion bi nga xam ne jënd na ko ñu estimé ko ci 57 milliards 447 millions 235 mille 356 millions de francs CFA bu ñu sukkandikoo rek ci ministre bu yor wàllum finance bi ak budget bi Abdoulaye Daouda Diallo ban lecture nga ciy def. ak te ñuy wax aussi beneen bateau boo xam ne président de la République Macky Sall jënd na ko. on parle de 4 milliards aussi. bateau bi dégg naa ko. mais amaguma si lu ma leer. avion bi man damay ñaan rek bu ñuy amaat ab président yàlla bu mu gëm sëriñ daal bu mu ëpp. ah bon mu tax nga wax loolu. loolu laa si wax. mu tax nga wax loolu. foofu laa ci mën a yem yàlla bu président bi ñuy amaat ñun yàlla bëgguma mu weddi sëriñ parce que sëriñ laa damay def ay ñaan man mais yàlla bu mu gëm sëriñ ba ëpp. léegi yow jënd avion président Macky Sall lan moo si yoon yi gëm sëriñ ak ñàkk gëm sëriñ. man daal loolu laa si wax. pour yow da nga see am gis affaire de mystique. par rapport ak am na ñoo xam ne boo leen waxoon bu lu yéegati ci avion bi duñ ci yéegati. waaw. kon da nga jàpp ne Macky Sall avion bi mu changé. bu ma tëj lu ay tegtal leen ko wax moo tax non dañuy waxtaan sëñ Bara. moo tax bu ma tëjlu foofu daal laa yem na ma ne. bu ñuy amaat président yàlla bu mu nekk bu gëm mystique ba mu ëpp. d'accord foofu nga ci mën a yem. mais bu ñu xoolee aussi par rapport ak Sénégal comme ni nga koy waxee fépp la cin bi di baxee emploi de la jeunesse mu ngi fi ci ndodd kii di président de la République Macky Sall nawet baa ngi waaj a ñëw gis ne na xam ne ni mbënd dina amaat ci zone yu bëri fii au Sénégal rawatina fii au niveau de Dakar tey est-ce que urgent la woon kii di président Macky Sall di changer lii di avion. mais moom xam na ko parce que moom taxaw na mu ne nañ bàyyi oto yi ñuy jënd. nañ wàññi appel yi ñuy woote parce que dafa cher. mais bu demee ba oto cher kay avion waxi nopp. moom moo la ko gën a xam de. moo ma gënoon xam ne. avion bi waru ko jënd. ku dem ba ne waruñu jënd ay oto kay kooku war xam nga ne waruñu jënd avion. kooku kay moom moo ko waxal boppam.
foofu nga mën a yem ci avion yi. foofu laa ci mën a yem sëñ Bara ñu continuer ba tey par rapport ak débat homosexualité fii au niveau du Sénégal. ñu gis ne ànd sàmm jikko yi ñu ngi ciy def liggéey bu am solo mun nañu wax ne dem neen def commune yi Sénégal yëpp pour wër joxe seen pétition ñi nga xam ne ñoom leen ko war a jox gis neen dimanche bi passé ñu amal benn ndaje bu am solo lu ëpp ci sénégalais yi aussi ñëw uy si leen ban lecture ngay def ak mbirum homosexualité mu mel ni comme dañu ko bëgg a forcer fii au niveau du Sénégal xam naa sax gis nga dégg nga coow yu bac blanc boobu lay amoon au niveau de Rufisque ba xale yi ñu jox leen benn texte en anglais boo xam ne rek dañ leen di expliquer mbirum homosexualité. waaw xam nga affaire homosexualité moom dafa nekk loo xam ne simple parce que ñi koy def defuñu ko nii rek mais dañoo bëgg a bokk ci àdduna bi. dem ba bay décider ba nga xam ne comme yow ni ngay sentir sa bopp ne kii góor la kii jigéen la kii góor jigéen la mu jeex. te loolu jàpp naa ne même bu fekkee àdduna moom day gën di bon di dem dafa ñoragul. voilà parce que tey man mënuma nangu fu état bu mel ne Amérique tey. États-Unis nanguwuñu jigéen ne man dama bëgg a cagatu damay jaay sama bopp. ñu jox la kayit nga dem jaay sa bopp ñoom nanguwuñ ko. aux États-Unis. oui amul nëbëdaa rek moo ko nangu. benn état la te état boobu yépp sax du ñoo ko nangu. mais doo gis benn jigéen buy cagatu foofu ci nañ ma baal ci baat bi sax. kuy jaay boppam. États-Unis man la génneel carte ne man état moo ma ko légaliser. ñoom dañoo gëm ne nit te ñoom fi ñu ko teg xam nga fan la de yaramu nit nekkul lu ñuy jël di ko commerce. di ko jaay. seen gëm-gëm la d'accord nangul nañ leen ko. mais boo ñëwee fii Sénégal ñun dañuy jël carte jox jigéen mu dem taxaw fee di jaay boppam. légalement. pourtant Sénégal taxawul teg pression États-Unis ne ko ñun dañoo nangu jigéen ñi jaay seen bopp kon yéen ñàkk bi ngeen ñàkk a nangu jigéen ñi jaay seen bopp faible la da ngeen a xamul dara da ngeen ko war a def. est-ce que rapport de force yi aussi. yam voilà léegi nag comme moom àdduna noonu la tëddee. tey ñun dañuy am ñeenti jabar. da ngay takk fi ñeenti jabar France boo fa amee ñaari jabar ñu tëj la. mais est-ce que dafay tax ñun ñu dem ci français yi di leen xàqtaay. dama mas a dégg xista bu neex bu Baye Niass buñ ne wax ne Baye Niass a ko def. mooy dafa bokk ak benn tubaab xaw ma. avion mu jël sàngara naan ne Baye ñi sàngara de mu ne ko non mu ne ko naanal mu ne ko non suma diine moo ma ko aaye. mu ne ko oh sa diine bi aaye na lu neex. moom di naan ñu jékki-jékki benn soxna bu ndaw ñëw. fekk soxna si Baye Niass la. bi mu ñëwee daal di ñëw toog nuyoo. mu ne ko kii sa doom la. mu ne ko kii sa doom la mu ne ko non non kii sama soxna la. mu ne mais sa soxna bi yow dafa ndaw mu ne ko non suma quatrième femme la mu ne yow da ngeen am 4 femmes. mu ne ko waaw mu ne yow da ngeen ko dul am mu ne non ñun suñ diine nanguwu ko. Baye Niass ne ko seen diine ji aaye na leen lu neex mais daf lay wax ne rek. àdduna. wuutee bëgg-bëgg moo tax marchandise di jar. góor jigéen ñi nag dañoo nekk ci imposé àdduna. pour ñu nangul leen li ñu nekk. voilà loolu nag jàpp naa ne defut lu yomb. lu yomb parce que loolu psychologiquement nit ñi pare wuñ pour def ko. dégg nga léegi nag. te loolu musiba la sax ay kii imaam. non ci diine kay musiba la mais psychologiquement rek àdduna bi tey. d'accorduñ loolu. te góor jigéen bu taxaw ba gën a la góor jigéen du dara mais bu baayam nekkoon bu baayam fekkoon baayam moom góor la doon sëyal moom du juddu. kon rapport góor ak jigéen moo la indi fii yow tey. kon mënoo taxaw nga bëgg a yemale rapport góor ak jigéen ak rapport góor ak góor. bu doon ci intérêt rek yow mii di xeex tey rapport góor ak jigéen njariñ lu mu am moo tax nga nekk fii di wax. ca at moomee ñaari góor ya doon sëy ñoom andi wuñ fi nit ku taxaw. yaa ngi dégg kon man jàpp naa ne xeex bi moom dafa war a am maa ngi ciy gërëm ñaanal sàmm jikko ànd sàmm jikko yi yàlla may li ci ndam donte lu difficile lay doon. li ci des mooy criminaliser bi nag ak signé bi kooku moom maa ngi ci doon xalaat man. parce que man jàpp naa ne. criminaliser ko. baax na mais su fekkonte ne ci loxol état bu baax lañ koy jox mu àtte. kooku baax na mais dama gëm ne après ay sénégalais ñoo ciy nekk victime. pourquoi. voilà non ñoo ciy nekk victime parce que tey kan mooy góor jigéen. bu dee nga dem gëstu nit pour xam ne góor jigéen la alxuraan daf ko tere. wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dan bu leen
bu leen tajasus maanaam bu leen lëx nit te góor jigéen pour nga xam ko pour nga lëx mit ko loolu moom mooy am bu fekkente ne tamit da nga ko lëx mit mën nga gis koo xam ne day wax comme jigéen te du góor te du góor jigéen am na ñoo xam ne naturellement aussi dañoo efféminé gis kin bu ne laas mu toog di tararari te fekk góor jigéen la man dëkk bii xam naa fi góor jigéen ñoo xam ne bu ma ko waxoon dëgg la dañ may rendi te pourtant ñoom dañuy def sexe ak góor te ñu ngi am seen famille voilà ñooy mënoo ko xalaat te mën na la su ma ko waxoon laa wax kenn du ko gëm moo tax ma ne la dañ may rendi muy kenn mënul imaginer ne loolu lu am la te dafay am kon donc affaire góor jigéen dafa nekk loo xam ne lu complexe pour ñu def ko criminaliser ko man ci àtte nit daan ko di ko ci tëj problème la surtout que gis nga affaire viol bi man gis-gis bi laa ci amoon gis nga taf jël nañ ko bëgg ko utiliser ci kaw Sonko parce que criminaliser na woon nañ viol suba mën nañu jël affaire góor jigéen yi di ci tegaat ay sénégalais yeneen victime mën nañ ko def mais nañ ko xool ba loi bi nekk loi bu normal boo xam ne kenn du ci gaañu bi ci des nag mooy xeex biñ taxaw di ko xeex xam nga lan la ñuy wax mooy ñun ñi ñu fal mooy li ma la wax rek ay politiciens importés lañ li ñuy naqari moom moo leen neex ñoom li leen neex moo ñu naqari gis nga bu fekkoonte ne tey dañoo fal ki nga xam ne ñun buñ meree mu mer buñ bégee mu bég ñun duñ dem fee taxaw ci naaj wi de di coow de bu yëgee ne sénégalais yi kontaan duñ ci lii rek sol na dàllam dem rek la ji ko kon donc nañ dàq politiciens yi importé yi gars yi nga xam ne maanaam xamuñu réew mi xamuñu ko de ñu jël ñii dem ci daral gi wut fa ko maanaam teg ay sénégalais ñu jiite sénégalais yi loolu buñ ko defoon yii ñuy ñaxtu yëpp du dañ yow daal xam naa ne sëñ Bara ku la déglu moom di nga ñuy indil deux types de sénégalais quand même deux types sénégalais dafa am nii ma koy xeex deux types sénégalais dafa am ñu koy xeex te loolu dafa dem ba dugg ci bopp nit ñi par exemple tey man mii man Macky Sall tournée bi mu def nii ak découpage bi ak yii di xew ci réew mi même fii laa dëkk maa ngi koy xool am naa ci ay xalaat pourtant nit yi accepté wuñ ku mel ne man sol bolok yoru kurusam déggoo dara ci ay tubaab toog di expliquer naka la ñuy découper naka la ensemble war a doxe naka la administration Sénégal war a doxe dafa mel ne loolu nit yi pare wuñ sax pour loolu mën a nekk te pourtant ñun ay sénégalais lañ dañoo xaw ma Idma Cissé la ngay wax xaw ma mais loolu lañ ñu def ñun mooy yéen dem leen ngeen toog ngeen noppi yéen a xar yi yéen a yem bu leen xam luy xew mais pourquoi sëñ Bara ñu wax aussi par rapport ak ñu ngi wax wàllum góor jigéen fii au niveau du Sénégal ba ñuy sàkku ça à ce que ñu criminaliser ko mais je pense aussi suñu religion aussi nu muy doxee fii ci Sénégal aussi wax nañ ci wax parce que dañuy gis ne carrément dañuy wax ne ñun population bi lu ëpp ci ñun ay jullit leen mais pour ñu déggee kàddu par rapport ak date yu ñuy amal suñu événement religieux yi à chaque fois dañuy gis ne dañ ci am ay war ak wari joaloo ñu gis ne aussi ku mel ni comme professeur Cheikh Oumar Diagne nga xam ne ñu ngi koy nuyu de passage amoon na aussi sortie bu mu ci defoon sax boo xam ne dafa indi aussi polémique tey est-ce que jotul aussi sénégalais yi wala sax ñi nga xam ne jullit waaw léegi nag ñu régler problème yooyu en fait xam nga fa problème bi nekk mooy ñi jàpp ni woor ak wor yi daa nekk problème ñàkk a woorandoo ak ñàkk a worandoo dafa nekk problème foofu la problème bi nekk gis nga ñàkk a woorandoo ak ñàkk a worandoo du problème ah bon oui ca saxaaba ya ba fii ba koor wàccee ba tey loolu moo mës a am te du dañ oui jamono yonentu nekk fii di coow naan nañ ko defandoo buñ ko defandoo loolu moo ko jarul mais pourquoi Sénégal wala nekk exception si monde bi pourtant Muawiya ak Ibnu comme le Abbas Sénégal ay saxaaba lañ nga xam ne ñun ñëpp ay dama ne la Muawiya ak Ibnu Abbas ay saxaaba lañ Muawiya ñëw na ne ko feeñ na dañuy woor mu ne duñ woor te ñaari saxaaba lañ kon ñàkk a woorandoo moo nekkul ay problème ñàkk a woorandoo du problème mais est-ce que nekkul tam nouvelle génération de non loolu yàgg na fii ci Sénégal ba woor wàccee ak tey amul benn jamono buñ koy defandoo ak di ko mais suñu jamono maam yi quand même ku mel ni comme ay Serigne Touba El Hadj Malick Sy wala sax mën nañu wax ne Mame Baye Niass si nouvelle génération El Hadj Malick moo bind xanaa kifayatu raaxibiin fi ma yahdi fi xadrati rabbil alamin mais lu tax El Hadj Malick bind ko ci biir téere boobu
mu ngi ciy régler problème mu weer su fekkoonte ne moom amul problème du xam loolu sax ba koy bind. mais ku mel ni professeur Cheikh Oumar Diagne moom il est allé plus loin di xamle ne jamono colonisation bi sax divergence yi nga xam ne nemmeeku woon neen ko si or yu bëri wala tabaski yu bëri amu ko woon colon bi moo leen wax carrément que tey ji ngeen di woor tey ngeen di woor tey ngeen di kii weer bi feeñ ne fii on applique. Cheikh Omar loolu da cee juum. lu tax nga ne dafay ju daf see oui moom xam na ko parce que pour nga wax ne que ne lii moo doon def loon nii sénégalais mais au moins que war nga am benn document boo mën a présenter sénégalais yi ne leen document baa ngi nii mais amul moom amul document amul wax bi mu wax amul fu mu ko mën a wéer te man wax naa la fii téere bu Alaaji Malick bind. léegi yow si lan Sëñ Tuubaa dernier korité bi mu fi mujj a fekk ñaari wari moo am njaareem pour ma wax la ko dernier kooram te loolu doomu Sëriñ Tuubaa moo ko nettali Sëñ Abdou Lahad comprendre nga kon loolu daf lay wax na rek moom waxam ji njuumte am na ci. le professeur Cheikh Oumar Diagne. oui. lui il parle d'archives qui sont là. oui. moom ay waxi archives yu nekk fii. loolu lay wax ma dama ne la na ko copier mu wan ñu ko pour ñu noppi ñun mais xam na ne moom li mu wax am na njuumte. waaw. d'accord ñu jeexalee jàpp ne Cheikh Oumar Diagne warul juum. non waxuma que si waxul juum nit ku dul juum amul mais aussi bokk na nit koo xam ne rigueur intellectuelle am nga bëgg ko nga bañ ko da nga koy nangul quand même. comme naka. nga bëgg ko nga bañ ko da nga koy nangu rigueur intellectuelle am. ci du wax si loo xam ne ba ci loo xam ne du wax si loo xam ne juste pour faire plaisir à sa petite personne. wala moom bi mu ko waxee ak léegi génneegul ba léegi nii li muy wax ne fii laa ko gisee. mais ñu koy tontu aussi amul benn démonté boo xam ne sur le plan intellectuel aussi ñi koy tontu lenn lañ man mooy indi firnde ji yow boo ñëwee ne ci bitti mi ngi taw yow ñun duñ ñëw di la indil duñ mënuñu indi firnde liñ man mooy wan ñu ne mi ngi taw yaa ngi dégg moom moo ñëw mu ne mag ñi ci nii lañ daan woorandoo télégramme moo ko daan def ah mais loolu au moins que war nañu wax fan la ko gisee amul problème loolu rek lañ ko laaj na indi lii wane ne moom li mu wax dëgg la. d'accord donc. man aw ma ak moom benn problème nag. xam naa ne boo foogee ne gis nga dama lay wax fii tey benn affaire man Cheikh Omar aw ma ak moom problème. man Cheikh Omar xaw ma man mais man Cheikh Omar xam naa ay magam. xam naa rakkam xam naa sax yaayam yaa ngi dégg au moins que mooy li muy toog mu ñor ko mu sol dàllam dem di ko xeexe. boo moytuwul loolu bu ñu demee ñun ñaar ñoo fay tase. lu bëri. ci ànd sàmm jikko yi ci position yi muy jël ci côté état ak yu mel noonu. kooku amul problème. yaa ngi dégg. mais lu tax nag nga ñëw jël ci histoire Sénégal di ci saxal loo xam ne amu ci ñi la koy nangul comme man gis naa Cheikh Omar mu ne Blaise Diagne noddukatu jàkka la woon. mais loolu dama ko weddi damaa toog wal fajiri ma ne loolu amul. oui. d'accord ñu jeexalee ak Boy Djiné ak it ay évasion yow sëñ Ba Boy Djiné moom Biram jaaxal la comment un prisonnier boo xam ne mun nañu wax ne heure bu ko neexee dugg heure bu ko neexee génn ci kaso bi au niveau du Sénégal di évader nu ko neexee mais bii moom daf ma xaw a yéem évader ba pare di accorder ay interview ay journalistes est-ce que amul benn foyer population bu ñu nekk di def quand même Boy Djiné xam nga ne xam naa ko. Boy Djiné men xam naa ko bu yàgg. bon xawoon nañoo nekk ay maas ma ak moom. Boy Djiné mi waaw ba samay xarit yoo xam ne moom ay xaritam lañ. waaw sama xarit yoo xam ne maa ngi nuyu ñu bari sax du ma leen tudd ndax parce que ma leen tuddee sax tamit yéen mais Boy Djiné man xam naa ko. mais gis nga problème am yi ay affaire u rëccëg yi ngay dégg yépp du ma ci mën a sori parce que affaire foofu dafa xat roq bu xat la. comment ça. non roq bu xat la xam nga janax dañ koo laaj ne ko ndax muus rafet na wala rafetut mu ne jotuma koo seetlu ndax fi ñuy daje day xat. mais côté yoon fii Sénégal ni mu tëddee. ngay wax liñ ci xam boo ko waxee. baaxul. mais en tout cas daal Boy Djiné moom prisonnier riche la. prisonnier riche. waaw xaalis bu bari la denc. loolu nag damaa jàpp ni. bokk na ci li koy def jinne. da nga jàpp ne dafa am fu muy jaar ak gaa yi. koppar yi daal bokk na ci li koy def jinne.
mais tamit est-ce que amul benn fonto bu ñuy fonto population bi quand même parce que un prisonnier boo xam ne ñu ne dafa évadé. buy toog di joxe ay interview nii comme nu mu ko neexee ay journalistes. foofu est-ce que amul benn infantilisation de la population bi nga xam ne ñu ngi koy commencer def aussi sur l'histoire de yow waxuma la que ne la nit ñi ñu jiite jàppee wuñ ñu ay nit. en tout cas ça pose problème quand même. loolu jàpp yëgoo ko ba tey yow war ngaa xam ne ñi ñu jiite jàppee wuñ ñu ay nit man wax naa ko bari ki démb ma ne Macky Sall. semaine bii ñu nekk nga xam ne li ci tuba yi nit ñi sax ñu ngi koy génnee naan tuba yi diwa ngi nii tuba yi diwa ngi nii nga xam ne tuba yi mënatoo ko li ci sa tuba yi nëbb tootul nga ne da ngay jël ab avion nëbb ko nit ñi fii ci Sénégal kooku xamoo réew mi oui mais yow lii am nii amul benn nit bu taxaw xam ne Baye Modou ay pexey boppam moo ko génnee fii mu nekkoon ci kaso bi ñëpp xam nañ ne téléphone bi mu utilisé bay wax su ci yoon bëggoon a jaar dina ko dina xam ne téléphone bii la utiliser lieu sangam la nekk. wala sax fu muy dem bi defee interview kay. police non mais dégg naa par téléphone la. mais téléphone bi képp dañ ko siy jàpp di. voilà. mais ñun duñu ay dof. en tout cas comme film de. en tout cas daal xam naa ne. en tout cas en 2021 ñu gën bu ñoo gëmal ne fii dafa am prison break moom voilà war nañoo respecter un tout petit peu l'intelligence des Sénégalais quand même ñu jeexalee ak benn sujet boo xam ne bëggoon naa ko fàtte l'affaire Pape Ndiaye ñu tëj ko un mois dont 3 mois 1 an dont 3 mois yoo xam ne rek moom lay tëdd kaso. lu tax laajoo ma 3e mandat Macky Sall bi. dinaa ci ñëw. yaa wax foofu la ñuy jeexalee. dinañ ci ñëw. loolu l'affaire Pape Ndiaye. loolu kuy wax ci loolu nga war a wax de. l'affaire Pape Ndiaye. affaire Pam Ndiaye affaire bu simple la mooy man sax au début damaa jàppoon ne Pam Ndiaye dafa dem jaar ci liggéeyam di ci lijjanti far lëj man carrément loolu laa jàppoon dama jàppoon ne Pam Ndiaye moom moo am ay xale yum xam ay nit yum xam ne leen ñëw leen man sama connaissance ci yoon may na ma mën naa leen a lijjanti seen mbokk mi ku ne xam na ne affaire yoon nga dem ci avocat wala dara wala ci juge wala magistrat di fa lijjanti dara il faut nga def nuyoo murit mu ne leen jox leen ma nuyoo murit xam naa affaire bi cóol parce que nit dina yàgg mën a lijjanti dara ba mu yàgg nga koy lijjanti fër lëcc loolu laa ko jàppee woon mais bi ñu demee ba procès am man xam naa ne Pape Ndiaye laajul sax nit xaalis ne ko kaay ma génneel la amul lenn lu koy prouver ñi ko jox xaalis bi tamit det lañ seq ak moom bor te jàpp naa ne jox la xaalis pour nga génnee mbokk foofu det amu fa te xam naa ne tamit moom ak ñooñu amoon nañ ay relation yu bokkul ak kaay génneel ma kii dégg nga bi ci des mooy ñooñu bi coow li amee xaalis bi ñu seqoon ak Pape Ndiaye ñoom nee nañ bu ñu leen fayee ñu retirer seen plainte jàpp naa ne sax retirer nañ ko ci li ma jàpp leeruma defe naa ne lenn amatu ci woon pour tëj Pape mu continuer nekk foofu ma may wax ci naan dañ koy tëj at xam nga kon loolu daf lay wóor nekk ne lii am na leneen lu si am lu bokkut ak maanaam fajal ki pelante meram voilà te police bi ko jàpp muy commissariat central Pape Ndiaye daf daan maa ngi nuyu Baara Sankhare defe naa moo fa nekk man sama xarit la mais Pape Ndiaye da ko daan attaqué nu attaqué wu ko mais dafay sulli ay dencam da nga jàpp ne ay règlement de compte dafa doon sulli ay dencam ñoo ko jàpp procureur yi nekk foofu Pape Ndiaye dafay laal fuy xasen léeg-léeg mën naa indi buñ jotee ci moom ñu ne booy bu soof baa ngi nii nañ ko régler mais loolu lépp rek daf ñuy wan ne ba léegi suñu état yi moo desee dëgër te it yéen journalistes yi war ngeen cee jàngat depuis Macky Sall toog ak tey gisuma benn journaliste buñ mës a fekk sa plateau ne la cuqet yóbbu tëj voilà gis ngeen barki démb mu tëj seen TV tëj Walfadjri tey ñëw na fekk journaliste ne ko cuqet yóbbu bu subaa ku wax lu ko neexul mën la cuqet yóbbu. D'accord ñu jeexalee ak 3e mandat du président de la République wala sax 3e candidature ban lecture nga siy def. ñoom dañ ne 3e candidature 2e mandat. slogan boobu lañ bëgg a indi. loolu nag li ma siy wax rek mooy. fii Sénégal jëm mooy fi mu mën a jaaree baax ba faw wala mu jaaree fa bon ba faw yaa ngi dégg. parce que tey Macky Sall amul fenn fu mu mën a jaar ba wan ñu ne moom bi muy def référendum yi
rien que pour bañaloon ñu lii moo taxoon yaa ngi dégg bi muy taxaw naan damay def 2 mandats damay def 5 ans bàyyi pour bañaloon ñu coowul mandat yi moo ko taxoon mu amee woon discours boobu donte moom vision ci politique dafa mel ne at mu nekk ak la muy bëgg ak la muy nekk te politique ku la gën a ëpp vision ca kanam moo la ko dàq fii 5 ans lan mooy am fii 10 ans ci kanam lan mooy am Cheikh Anta Diop day wax ba wax la moment bii ñuy dund nii boo ko xoolee da nga naan Macky Sall lay waxal loolu mooy vision bu sori mais Macky Sall bi muy wax 5 ans laay def daf ko gëmoon ñu dem ba ak 5 ans yi yegg si mu ne nekk man la ma waxoon du ma ko def loolu noonu nag gis nga tey suñu événement yii bi mu jàllee dafa am lu ma wan lu bari gis nga sénégalais yi dañoo am ngëm-ngëm xeex bii ñu xeex ak moom bu yàggul xeexu ngëm-ngëm la du xeexu politique parce que tey xare Badar xam nga ñaata nit ñoo fa faatu 14 personnes xam nga suñu xare bi ñaata moo ci dee 14 personnes te dinaa la wax fii ne la ne Thomas Sankara ak kii suñu politicien bii ñuy wax Ousmane Sonko nuroo nañ ay affaire te ba nar a nuroo woon nuñ faloo parce que Thomas Sankara président bi daf ko jàpp denc ko rek gars yi teg courant coupé ci Burkina bi yëpp Blaise Compaoré indi xeex ëmët am mu Blaise ci biir Thomas Sankara ci biir kaso bi la binde Blaise Compaoré ne ko arrêteel xeex bi mu ne ko commencé naa ko te dama koy yeggale bi mu génnee Thomas Sankara ci boppam moo demal boppam ba ci kër président bi mu ne ko defal départ nga dem yaa ngi dégg ñu élire ko mu toog gis nga fal boobu ñu ko fal te militaire fal ko loolu moo tax bi mu dawalee 4 ans militaire moo koy rayaat yaa ngi dégg keroog le 8 mars le 8 avril non le 8 lan la woon le 8 mars 2021 bii keroog Ousmane Sonko bi mu génnee su fekkoonte ne liirul li Thomas Sankara dundoon su laajoon nguur gi keroog mardi da koy jot. ah bon ah oui parce que Macky contrôlé loolu dëkk bi xam na ko. yaa ngi dégg gis nga nag foofu mu tolloon man le 8 mars boobu saa bu naree laaj 3e mandat na ko xalaat. parce que sénégalais yi ko defoon ñi ngi fi li ñu doon bañ ñi ngi continuer di ko bañ yaa ngi dégg wala sax dañ koy gën a continuer di ko bañ. mais 3e candidature bi xam nga lan moo ci problème. déjà ñi nga xam ne ñoo ŋànkum wàllum constitution ici au niveau du Sénégal ñu leen tuddee ay constitutionnalistes. ñoom dañ see am ay gis-gis yu wuute. voilà ku mel ni comme Barthélémy Diaz nga xam ne mun nañoo wax ne ñu bëri ci sénégalais yi bokk nañ ci ñoo xam ne dañ ko jàpp ne c'est quelqu'un boo xam ne kàddoom du ko jaay nee na kii di premier président de la République Macky Sall constitutionnellement parlant sax il a droit. waaw léegi nag mu am li nga xam ne mooy ñetteeli mandat quand même arriéraatal dañ koy def fi donga daara arriéraatal nga ne ñi am xam-xam ci wàllu yoon dañ cee am ay gis-gis yu wuute Barthélémy Diaz taxawal ma ñëw rek booba la war a bana gis nga deuxième mandat bii ñi am xam-xam ci wàllu yoon kan moo ci wuute woon 2019 bi muy nekk candidat kan moo ci wuute woon ne Macky Sall warul nekk candidat kenn wuute wu ci unanimité lañ ci am ñëpp d'accord ne da ko war a nekk. suñ demee ba ñëpp d'accord ba mu yàgg nit ñi wuute rek na bax xam na ne nekkatul ci dëgg. bi ci des mooy. maa ngi xaar ku mel ne Youssou Ndour moom bañ 3e mandat ko tax a dugg ci géew bi. léegi Youssou Ndour moom lan mooy sa problème ak moom. aw ma problème sëñ Bara li nga commencé ba histoire de. non Youssou Ndour dafa toog Sénégal. politigul. waaw man Youssou Ndour bokk na ci sénégalais yi ma gën a bëgg. ah ok. yaa ngi dégg mais dafa nekk Sénégal. mais bu mu tax nag duñ wax dëgg. dafa nekk Sénégal musul def politique Ablaye Wade bëgg ñu forcer 3e mandat loolu naqari ko ba mu ne fekke moo ko ci boole. ok mais kooku parewaat na pour taxaw di layaat 3e mandat attanu ko ay ñoom Abdou Latif Coulibaly ay ñoom Moustapha Niass jàpp nga ne ñooñu nga xam ne ñoom moom coalition anti 3e mandat lañ tudd. ñoom loolu moo leen boole ñu doon xeex 3e mandat ba daje. mais ñooñu nan la ñuy taxawaate bëgg a jàkkaarloowaat ak même sénégalais yi bëgg a layaat 3e mandat. dafa mën a nekk y a problème quand même. ah mais mënul nekk. Youssou Ndour gàcce googu attanu ko. man xam naa ko. guerrier la ñemewul a taxaw jàkkaarloog sénégalais yi
bërki démb mu ne Wade du ko fi defee tey mu ne Wade Macky da koy def amul lu ko jaral ci àdduna jaralu ko Niass Latif Coulibaly jaralu ko jaralu ko ñeneen ak ñeneen oui mais Macky Sall moo la gën a xam ne moom warul def 3e mandat bu mu ko def oui léegi Serigne Bara Ndiaye def gis guide religieux tradipraticien émission bi neexoon na waxtaan bi amoon na solo mbégteeg bànneex laa amoon jàkkaarloo bi yow. non ma waxee sax léegi sëñ Bara Ndiaye guide religieux xaw ma lan la sëñ Bara Ndiaye def gis guide religieux tradipraticien c'est ça non damaa foog nañ cee boole analyse politique sax analyse politique non man duma analyse politique man xam naa moom sa analyse moom non man duma yi ngay def dama lay wax nag am na ñu bëri ñu jàngoo yi nga xam ne duma chroniqueur duma analyse politique man ab tradipraticien laa ay taalibe laa yor ak sëñ daara laa di jàngale macha allah damay ñëw ci saa njoogu mbeng maa ngi koy nuyu macha allah di ko fekk nag moom mu jiituma ci moom ak ku ñuy wax Souhaïbou Diop ñoom saa njoogu da doon def comédie ba mu yàgg mu jékki-jékki commencé di joxe gis-gisam ci réew mi te da ngay gis ne saa njoogu ay xalaat yu pertinente la yor jàpp naa ne bu xalaatee ba teg ñii yor réew mi sax danañ jékki-jékki ñëw ci xalaati saa njoogu jëfandikoo te pourtant comédie moo ko indi woon ci télé bi ku mel ne Souhaïbou bu nga xam ne nitu daara la jàpp naa ne jàngul sax français nga gis na tey foo taxaw tudd Souhaïbou Diop dañu naan la xam nañ ko Souhaïbou Diop CCB ñëpp xam nañ ko tey xeex na ba sénégalais yëpp xam ko te taxawul ci benn banc école di ko fa jànge mais joxe ay gis-gisam ci réew mi nit ñi di ko nangul moo tax ba ñëpp dem ba xam ko donc man bu ma ñëwee ci plateau boo xam ne dama leen fay fekke ñoom ñaar c'est facile que rek man li ma jot a xam ci Sénégal ma ñeme koo wax parce que damay xool ci ñaar ñi bi ma ko waxee nit ñi jàpp naa ne bëgg nañ ko parce que maa ngi koy xam ci après retour yi may am dama koy xam damay xam ne nit ñi soxla nañ may wax sama gis-gis ci réew mi boo gisee yow bi may woo ñëwal c'est vrai bëgguma nekk nit boo xam ne damay dem ci télé yi def loolu man awma ambition politique man duma politicien mais nit yi daara yu mel ni yéen nga xam ne comme ni nga ko waxee dañu yaakaar ne que yéen fenn rek ngeen mu nekk toog ci daara yi jàngale wala sax boo leen paree ngeen nekk ñi nga xam ne ñooy nodd wala sax di takk sëy mais dafa am aussi benn dimension boo xam ne bu intellectuel parce que fii ici au niveau du Sénégal bu ne intellectuel rek dañuy jàpp ne moo nekk ku dégg français wala anglais wala làkk yi nga xam ne moom la ñuy làkk un peu partout ailleurs mais dañu xam ne carrément que yéen ñi nga xam ne yéen a sokk ko ci daara yi vous êtes des valeurs sûres yoo xam ne bu leen associer rek ci li nga xam ne mooy doxal ni réew mi moi je pense bien que mun nañ ci am ay sorties yu favorables par rapport ak nu ñu buggee dëkk bi doxee franchement man ça a été un plaisir de vous recevoir revenez quand vous voulez xam naa ne dinañ amaat yeneen jotaay yoo xam ne rek ci yeneen format émission ça a été un plaisir de vous recevoir merci beaucoup. Ça a été plaisir de déjà venir ici pour l'autre source. merci beaucoup sëñ Bara merci beaucoup sëñ daara yi nag dama lay wax. ñu ami xalaat lañ. c'est sûr waaye dañ leen koo laajut. c'est sûr am na solo merci aux internautes yéen leen topp yéen loolu ñu topp di ñu suivre suñu différentes plateformes yi ci page Facebook bi wala ci YouTube bi ça a été un plaisir de vous servir on se donne rendez-vous demain inchallah beneen invité ak it yeneen thème à développer d'ici là prenez soin de vous et restez en compagnie de nos programmes merci